ci état la jëm ginnaaw bi ñu ko jàppee jiiñ ko lii di terrorisme après 33 mois ñu libéré ko ne ko defuloo dara. Nabou ñu ngi féddale sunu njaal. ki nga xam ne moom mooy Imam Ndao mi fi jógee ndax ki fi jógee. nitu diine bu mag a mag la ki fi di jógee. kilifa la goo xamante ne nit ñi ñoo ko bëggal soppal ko seen bopp te xam nga Nabou dama faral di wax souvent ci émission bi ne sénégalais de nature moo bëggul injustice sénégalais mënul supporter injustice sénégalais mënul gobe loo xamante ne du yoon ñu bëgg ko yoonal et Imam Ndao ñu bëri dañu jàpp ne effectivement dafa subir ay injustice yu ni bëri dëgg la tey ji mu ngi ci dëgg ñu ngi koy ñaanal fi mu nekk gënal ko fuuf fi nga xamante ne fii la jógee mais circonstances yi nga xamante ne maanaam moom la fi jógee ak li nga xam ne jotoon na ko dund balaa lii yëpp di am loolee moo naqari askan wi ñu bëri jàpp ne injustice bi mu ngi jógee ci parce que xam nañu ne ou en tout cas dégg nañu ne depuis qu'il est sorti de prison en 2018 je pense ba léegi dafa wéradi yaramam neexul te xam nga Nabou am na ñoo xamante ne nii maanaam prison mënuñu ko supporter am na ay gor yoo xamante ne ni maanaam nga tëj leen rek am na lu bëri loo xamante ne wàññi nañ ko ci ñoom surtout ci ay raisons yoo xamante ne heureusement te loolu ñu wax ko sante yàlla mooy bi muy génn àdduna sax fekk nañu blanchir ko mais bi ñu koy blanchir fekk na déjà le mal était déjà fait fekkoon na déjà tegoon nañu ko loxo fekkoon na déjà tëj nañu ko kaso te Nabou kaso du ay caaxaan te moi j'ai l'impression que vraiment ci nguur gi dañu xaw a caaxaane woyofal li nga xam ne moom mooy kaso nag ku ko xamul rek moo koy yéene nit kaso du ay faux kaso du ay caaxaan ba tax na vraiment am na ñoo xamante ne mënuñu ko supporter ay góor lañu te quel que soit alpha ak loolu leen mën a seetal ëllëg ak loolu leen mën a waxal day doon loo xamante ne naqaru xol la boo xam ne dañu koy woyaale dañuy ñaan yàlla Nabou tey moytandiku di tooñ ak di amel nit ak ndax gis nga yombal xiyaam Nabou dina metti torop man gis naa ci ay rang yoo xamante ne rangu Bob Marley sax moo leen di jiitu aljanna am na ci ñoo xamante ne nit ñu weex ñi ñuy kaas ak ñoo ñuy jiitu àjjana ci lu bëri ci xol bu rafet ci yéene ci yërmande ak sur plein de choses Imam Ndao boo gisee démb ni ñu ko gungee ci këram bu mujj nga war a xam ne nit ku baax rek moo mën a am loolu nga war a xam ne nitu yàlla rek moo mën a am loolu nga war a xam ne nit koo xamante ne ku am gëm-gëm ak ku amu pas-pas ci ay mbiram moo mën a am lu ni mel donc j'ai vu que vraiment bëri na effectivement ay réactions yoo xamante ne génn na ci wàllu woowee ba ci Cheikh Oumar Diagne d'ailleurs que j'ai lu muy wax ne dafa bëgg pour ñu def autopsie ci li nga xamante ne mooy noonu la génnee àdduna te bu fekkente ne bokk na ci liy dalal xelu nit ñi waaw loolu itam war nañu koo def ko ci amin boo xamante ne moo jaar yoon ndax xam nañu ne suñu borom itam moom jaamam heure bu ko neexee la koy nangu ci circonstance bu ko neex mais xam nga bu fekkente ne nit ki dafa dund mettit yu tar balaa muy génn àdduna bu génne àdduna ci conditions yi ni mel dafay metti ñu baree dafay doon naqar woo xamante ne ci xolu nit ñi et pendant des années et des années encore c'est-à-dire l'ombre de Imam Ndao dina continuer di feeñ di fës di peser li nga xamante ne ci moom moo nekk ci bopp ak ci xolu nit ñi loolu nag dimension humaine bi ko sunu borom defal la loolu nag jikkoom ju rafet xëy na bi ko sunu borom defal la ni mu xeexalee diine xeexal ko l'islam ci lu ko sunu borom defal la ñu am njort bu rafet nag moom ci moom vraiment mais ñuy ñaan encore une fois Nabou balaa ñu dee inculper nit balaa ñuy dugal nit kaso balaa ñu koy dund nañ ko xoolaat bu baax a baax parce que Karim nitu dëgg nee na dañ ko doon defal ay bonbons bizarres en prison te fa la jógee daal di fay jëlee feebar bi nga xamante ne moo ko dal ba moo ko yóbbu ci suñu borom mu nekk lu doy waar yaa ngi woon fu am solo nit balaa nga koy dugal kaso danga koy xoolaat waaye kilifa damay déglu démb benn interview bu mu defoon ci Walf TV ci émission boobu di Balance muy expliquer conditions yi ñu ko jàppee ak ba ñu ko yóbboo ak ba mu yeggee ñu koy laaj yépp li ñu ko njëkk a laaj mooy xam nga lu tax ñu indi la fi mu ne noonu genre yow jàpp nga nit yóbbu nga ko la nga ko doon tuumaal peut-être Sénégal rek ngay gis dañuy njortu dara ci yow ñu jël la tëj pare tourner dem seeti ay preuves suñu paree duñ la indemniser yow léegi temps bi nga xamante ne yépp
perdre nga ko ci sa vie duñ la ko fay donte mënuñ la ko fay waaye ndàmpaay sax bi war ci yow pour boo génnee nga mën a reprendre sa vie en main duñ ko def rawatina ku toll ni kilifa am daara di jàngal ay ndaw di leen jàngal alxuraan di participer ci sa éducation wu ndaw réew nga jël ko ne ko ràpp tëj ko 33 mois ce n'est pas 33 jours déedéet pas du tout ba pare dem di seeti preuve pare ne ko liñ la doon toppee gisuñu dara ci yow toppeetuñ la dara maanaam defoo dara ci liñ doon wax pendant ce temps on a sali son nom à travers les journaux à travers les médias ku xamul woon Imam Ndao xam nga ko à travers ça parce que ñun ñi xamul woon sax liñ doon gis mooy am jàpp nañ terroriste au Sénégal et ça c'est salir son image même à travers njabootam ak xale yi nga xam ne peut-être dañ daan roy ci ñoom mu nekk loo xamante ne même boo tawatul intérieurement ba mu yóbbu la psychologiquement tu n'es plus bien xam nga la moo tax fi nga daanelee baax Nabou Cor xam nga lu gën a bon ci àdduna mort à petit feu mooy loo xamante ne dalay ronger day lekk sa xol ba mu jeex wallaahi te doo ko mën a expliquer foofu laay waxee ne gis nga àq na ko nit di bàyyi xel bu baax a baax Nabou am na ñoo xamante ne nii attan nañu kaso attan nañu feebar bu tar attan nañu feebar sax ba dem ba ñu amputé leen am na ñoo xam ne attan nañu loolu am na ñoo xam ne bu ñu ci génnee dañuy gën a fort mais am na ci ñoo xamante ne nii maanaam mënuñu attan lu diis lu ni mel xam nga déjà ñu arrêté la rek te xamoo lu tax ñu arrêté la mooy ne yow bañ lay arrêté yow parce que instant bi ñu lay arrêté signifié wuñu la sax arrestation bi lu ko justifié rek déjà loolu rek problème la wallaahi Imam Ndao moo ci siiw mais Nabou kaso bi bëri na ci ñoo xamante ne tëdd nañu te defuñu dara te ba tey ña nga fa kenn attewu leen kenn jugé wu leen c'est-à-dire kenn waxul ci seen sort dara te ñu nga ca kaso ba tëdd ñooñu itam am nañu ay mbokk ñooñu itam am nañu wàll ci société bi bu ñu génnee nag ak maanaam ñun gis-gis bi ñu am ci wàllum kaso mu war a nekk ci beneen problème de réinsertion sociale ak leneen lu ni mel sans compter yow comme tu dis li nga ci perte yëpp ci ay années am na ñoo xamante ne tëdd nañu seenu peine ba tëdd lu ca yokku te booba atteeguñu leen woon sax ay détention provisoire ay ñoo xamante ne dañ leen yóbbu ci kaso gi ci loo xamante ne maanaam sàccum ginaar ak ku rey nit xam nga ne kooku mënuñoo bokk peine bu ñu tëdd ak ki nga xamante ne deful dañu koo tuumaal te enquête bi jeexagul ba war a fësal ne li ñu ko tuumaal moo ko def wala defuñu ko waaye jël nañu ko teg nañu ko ci loxoy yoon teg nañu ko fa ci loo ay conditions yoo xamante ne yow mi fa nekk doo xam parce que xam nga déjà li ñuy dénoncer ci ay cas de torture dafa am au courant des enquêtes wala au courant de ci li nga xamante ne maanaam moom mooy détention yeeg yeneen yu ni mel on a vu des organismes de droits de l'homme kaas ko fi ba sonn ci yenn conditions yi parce que réellement nekkul loo xamante ne ce sont des conditions humaines yu nit war a mën a accepter boo dee kilifa nag ak loo jàng-jàng loo amub diine dafa am loo xamante ne mooy sa ngor bopp li la sa xol may ak li la sa deret may ak li nga xamante ne sa xol yow attanu ko leer na la ni bu la ko nit tegee dëgg-dëgg yow boo génnee boo nekkoon nit njaay boo génnee yow damitu nit ngay doon maanaam dootu des ci yow di nga bokk nii rek di nga toog di nga waxtaan di nga añ di nga reer di nga recevoir ay nit mais yow nekkatuloo parce que sa âme dem na bu yàgg li la dese woon as tuut ci jom li la dese woon as tuut ci ngor danga koo ñàkk ca keroog ba ñu la nëbbee jant bi ba tax na boo génnaatee pour nga mën a fësaat nekkaat yow ki nga doon loolu dafay jafe ci yow loolu mën na la indil ay xeetu jàngoro ay feebar yu sew yoo xamante ne doo ko mën a justifier nit moo tax Nabou il faut ñu respecter doomu aadama il faut li nga xamante ne doomu aadama daf ko yellool ci wàllu àq ak ci wàllu yelleef ñu war ko jox ba mu mat sëkk il faudrait que vraiment buñ dee dem bay nëbb nit jant wi na doon ci loo xamante ne ni enquête tënk na ko leer na la ne nit ki def na ngay door a def yëf yu ni mel su ko defee rëccu bañ a am ëllëg ndax rëccu dafay fekk jëf wees beneen bi ci topp mooy ci nguur gi ñu ne ci lañu gis ñun découvrir Sénégal ay termes yu mel ni terrorisme ay termes yu mel ni ay force spéciale force spéciale d'ailleurs la dame la ami ba tey mu ngi ci kaso bi génnagul donc ay rebelle ay loo xamante ne nii maanaam nit ñi dañu ko ragaloon sax boole ci seen ay vocabulaire parce que bokkul woon ci sunu culture nit ñi di ko waxtaanee bokkul woon ci sunu ay culture ñuy dox nit ñi di ko bàyyee xel moo tax tout le temps damay wax ne état même bu fekkente ne dafa am ay menaces yu am
war na ko mën a gérer régler ko dans la plus grande tranquillité, la plus grande sérénité, sans pour autant alarmer ñeneen ñi ci des ba ñoom li ñuy def ci wàllum gëstu mu door a mat bu dee loo xamante ne justifié na lu war a fësal après ñu war ko mën a fësal ci mais xam nga tëj nit génnee ko ne ko finalement defoo dara te tëj nga ko ca kaso ba noppi la mu fa dund moom jot na ko fa dund moom rek moo ko xam moom mi fa nekkoon. bu ko fësalul keneen mënu koo yeeta wala xanaa koo xam ne moom ak moom a nekkandoo woon te vraiment loolu yëpp nekk na ay injustice yoo xam ne dafa am réellement dans ce pays et injustice yooyu dafa war a dakk dafa war a jeex. dañu war a def de telle sorte ku nekk lii sa wàll ñu jox la ko ba mu mat. benn terme bu olof di wax dañ naan ku tabax kaso dugg ca loolu est-ce que am na. pendant ce temps à Rebeuss nit ñi dañuy tàncaloo ci benn chambre nga fay am ay plus de 300 personnes d'après témoignages yi ñuy dégg à travers le net wala yi ngay gis à travers des vidéos yoo xam ay détenus yu fa génnee ñoo koy wax yow ñuy dund ay parce que man dama jàpp ne prison yi ni ñu ko tëralee au Sénégal dañu topp colon bi ba tey. dafa tënku ci ni ñu colon bi bàyyi woon bu ma juumee internet yi nañu ma rectifier mais boobu ba tey rien n'a changé pendant ce temps yow ngay jël ay nit yoo xamante ne dañ leen tuumaal dara nga am yeneen moyen pour mën leen téye ci dëkk bi mener sa enquête bu dee ñoo def nga jàpp tëj bu dee defuñu nga bàyyi leen mais nga jël tëj ba pare soog a jugé soog a wuti preuve on parle même pas de jugement. na bu gis nga dama lay wax leen de gis nga àdduna bi courte queue se paie par courte queue. wallaay. lu waay def tey na nga séentu ëllëg payoor ci mu doon lu baax ak mu doon safaan wi nag moo ci bokk yam. même bu amul la justice humaine il y a la justice divine te boobu moo gën a jar a ragal ndax atte yàlla sunu borom amul ay xeetu yërmandeeg ay explication ak ay leneen lu ni mel ndax ku nekk na la leer ne li ngay def ci sa àdduna yépp di nga ko layoo ak sunu borom ëllëg te nabu nag gis nga boo ko séqee maanaam sadik bu mel ni yow. bul ñaan yàlla mukk ngeen bokk yoon ndax bu ngeen bokkee yoon li ngay defee ne yow baal na la ko te nga amoon occasion baal ko te baaloo ko kooku bu la jekkoo du la baal. pour jox la boog explication ci li ngay wax naan kaso ku ko tabax da nga ca dem gis nga et dafa jot sax nag nabu que ñi nga xamante ne maanaam ñoom ñu jiite ñi nga xamante ne. mais kaso yi ñoo ci am temps yenn responsabilité ci temps colon ci réew mi mam mi baal ma ci temps colon lañ ko tabaxoon ba tey. am na ay rénovation yoo xamante ne def nañ ko fa sax. est-ce que dañ ci dugal tubaab yi. y a eu des rénovations sax gars yu ñu ci def mais n'empêche que. conditions carcérales yi dafa tey la gën a compliqué. tey la seen situation gën a metti parce que prison yi dañoo fees. te lu ñuy tabax yeneen i prison pour mën a désenclaver prison yi nga xamante ne ñoo nekk ci Dakar ak yooyu. du tere nombre bi nga xamante ne moom la prison yi di accueillir ak ñi fa nekk te amuñu fa place ñi nga xam ne war nañ leen juger te juger guñu leen. ñi nga xam ne tëdd nañu seen peine te génn guñu ñooñu ña fa nekk mais dañuy gën a feesal kaso yi. wallaay. kaso moo nekkul ay caaxaan nabu koor looy war a mën a dugal nit nëbbu ko jant bi noonu ci maali foro. booy tëj nit fi nga koy tëj da nga koy teg fu wóor mu leer na la ni lii preuve am na ci réellement kii li ñu koy tuumaal moo ko def mérito na kaso ñu door a tëj kaso. kaso moo doonul foo xamante ne dama la fay teg làq la fa rek en attendant les événements. loolu moo dul yoon parce que dañuy xam ne ki ñuy tëj amal nañu ko àq moom amal nañu àq famille am amal nañu àq askan wi ci loo xamante ne dañu ko war a justifier te xam nga nabu fi ma doon dem sànq mooy. dama ne dañu war a toll ci réew mi foo xamante ne nii maanaam kaso balaa nit di ko tëj maanaam nit dina ko xalaataat bu baax. te xam nga ci tàngee googu fan lay jógee. mooy mu leer na la ne loo def tey bu ëllëgee dinañ la ko def yow. lu waay lépp da nga ko fay. mais où sont nos anciens chefs d'État toutes ces personnes yoo xamante ne même bu dul sunu ay anciens chefs d'État sax ay nit ñoo xam ne dañ leen di tuumaal ay gestion yu nébuleuse ak yeneen yu ni mel mais démb rek lañ fi doon wax plus de 450 personnes yoo xamante ne dañu jàpp ne ce sont des hors la loi ñu tëdd ci alalu askan wi mais ñoo gën a yelloo ñu teg leen place. laaj leen ne leen li ñu leen dénk nii ci alalu askan wi lan ak lan ngeen ci def ak ut ay justificatif ci wàllu woowee. il faut que nit ñi. ragal kaso xam nga lu bon nabu mooy ñu dem cim réew ba démystifier kaso. effectivement loolu danger la dem ba nit ñi ragalatuñu ko parce que dañoo jàpp ne finalement boo nekkee politique sax ñu ne la nga jaar ci kaso dafa normal
mais mami ñun ñi mais amul dara lu normal ci nga personne n'est en nekk sécurité politique actuellement. ngay aspirer à quelque chose nga war a tëdd kaso loolu amul dara lu ko mën a justifier loolu fii la am ci réew mi Afrique gii la am France gëm naa ne lu ñu koy sikkal ak yeneen état yi nga xam ne ñoo ñu gën a développé fuuf balaa ñoo dugal nit ci kaso dinañu ko xoolaat et conditions yi encore mooy les conditions de vie humaine ba ci biir kaso bi dañu ko war a respecter dañu ko war a saytu et dañu war a fexe mu dëppoo ak li nga xamante ne moom la droit de l'homme tënk bu dul droit de l'homme sax mais wàllum nit ak nit lu nit war a mën a nangu teg sa nawle ak lu nit warut a nangu teg sa nawle na la il faut ñu toll ci réew mi foo xamante ne sanction dafa war a am waa loo ñamal nit ñu ñamal la ko nag soo yelloowee ñam ji yow soo ko yelloowee yow loo ñamal nit ñu ñamal la ko bu dee kaso la ñu fay la prix wu kaso boobu ba nga xam yow yëf yi nan la mel et puis il faut nit ñi ñuy mën aussi di expliquer ak di joxe ay justificatifs yu solides par rapport à plein de choses yoo xamante ne ci ay incarcération ci ay gestion ak loo xamante ne dañ la ko dégg nga bañ a am sañ-sañu nekk fa def lu la neex rek mu leer na leen doo rendre compte ëllëg wala loo teg nit ki tey bu ëllëgee loolu du la ca fekk bu boobaa dafay gën a encourager action yi nga xamante ne moom la ñuy mën a te doonul ay action yu tegu ci yoon te ñu fàttali que ni kaso yi du pour faj mer wala yóbbu koo mere wala pour tënk nit ku la xamal dara kaso centre de rééducation la maanaam nit ki dafa juum wala dafa nekk ci benn chemin boo xamante ne du yoon nga jël ko delloo ko fa pour delloo si waat xelam mais kaso yi damay ragal boo ci génnee yow lañ doon jooy ci yow day gën a pire. mais am na ñoo xamante lu ñu fekkul woon ci yow sax dinañ ko fekk ci yow. am na ñoo xamante ne kaso kër la ci ñoom moom laay wax sànq moom laay wax ne lu fekk ñu dem ba démystifier kaso en fait démystifier ko am na ñoo xam ne kasu kër la ci ñoom Nabou amul problème anyway da nga leen di tëj tey ñu génn suba defaat lu gën a pire li nga xamante ne moo taxoon ñu tëj leen ñu delluwaat ci kër ga nice amul problème. non damaa noppali ku ñu. démystifier waaw léegi dañuy dem ba nañu koy café ci sunu non Nabou c'est extrêmement dangereux ce qui se passe dans ce pays dañuy dem ba léegi boo waxee nit sax danaa la waa yow porté ma tëj ma sax ma dem noppalu tuuti ñu indil ma ay mbaxalu saalum ma tëdd ce qui veut dire que. nit ñi dañu dem ba ragalatuñu kaso googee wala ñu jàpp ne parcours bu normal la am na loo xam ne amaana sax yàlla sunu borom moom dina ko bind ci sa jë bu nammee ne yow mii sa dund gi di nga ci jaar kaso yàlla nañ ci yàlla musal bu boobaa ala kulli al moom di nga ci am ndax yàlla li mu natt ci sa jë moom ala kulli al mu neex la mu naqari la fi mu sa destiné yow ci mënoo ko échappé fi nga war a jaar di nga fa jaar ala kulli al mais bu mu doon loo xamante ne nii maanaam nit moo ko sabab parce que nit ñi teg seen bopp ci palaasu yàlla loolu moo war a jeex ndax sunu borom moom rek moo fi nekk moom mooy buum mooy bummi mooy dogal heure bu ko neexee te moom rek moo sañ a def te kenn sañu ta bañ c'est ça la vérité donc aujourd'hui li nga xamante ne moom mooy conditions yi de détention yi li nga xamante ne moom mooy maanaam tëj gu teguwul ci yoon bi li nga xam ne en fait parce qu'en réalité je te dis dans ce pays personne n'est à l'abri personne n'est à l'abri dans ce pays ci dëggum kaso parce que heure mu nekk mën nañ la tuumaal teg dara ci sa ndodd loo xamante ne nii dinañu ne waaw lii mooy justifier le fait que ñu war laa nëbb jant bi alors que nëbb nit jant bi mais ça waay waru nekk ay caaxaan ak ay fo te nañu dimbali ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaso yi moo xam kaso góor yi wala kaso jigéen ñi fa tëdd pendant de te vraiment man sama xel day nekk très souvent ci ñoom il ne suffit pas seulement de mener des actions d'aide yoo xamante ne dañuy dem di leen dimbali wala di leen jàppale leneen nu ni mel xam nga wax ji lan la mooy dañu war a xeex de telle sorte que ñu am une justice tellement forte et puis fexe ba conditions de détention yi mu nekk ay conditions yu ñu amélioré ñi nga xam ne seen place nekku ci kaso bi ñu génnee leen ngal la ngir yàlla ci kaso bi parce que prison jigéen ñi je sais que am na ñu fa nekk ay jàmbaar yoo xamante ne daañu leen jàngal ñaw daañu leen jàngal coiffé daañu am na ay ateliers yu ñuy organiser ci biir yoo xamante ne daf leen permettre ñu mën a activer wu mais ñu mën a am métier boobu mooy tax ëllëg bu ñu génnee ca kaso ba ñu mën a def loolu ñuy woowee réinsertion sociale mais avant ñuy yegg ci foofu yëpp étape bi ko jiitu mooy ku ñuy tëj ci kaso mu leer na leen def nga lu jar ñu tëj la ba noppi bu ko jarul ngal la ngir yàlla ña fa nekk tëdd fa pendant des années defuñu dara ñu atte leen bàyyi leen ñu ñibbi seeni kër delluwaat ci seeni njaboot te ñu bàyyi kilifa yi nga xamante ne dañ leen di néewal doole ci lu teguwul fenn ak ay doomu jàmbur yoo xam ne dañ leen di tëj ci jaay doole kese loo xam ne teguwul fenn te dëppuwul ci yoon loolu itam nañu ko xeex ci réew mi ba mu jóge fi pour ne pas que ay imam ndaw ak yeneen yu mel ni moom di amaat fii ci réew mi ñuy toog di ko regretter ak di ko naqaru ñu ngi ñaan suñu borom yërëm ko te xaare ko firdawsi yu kawe suñu xel aussi mu ngi dem ci François Mancabou saa yu ñu waxee waxu nit ku faatu
faatu ci ay conditions yu mel nii suñu xel dafay dem ci moom ndax ci conditions yi nga xamante ne moom la ñàkkee bakkanam fu ñu toog suñu xel tout le temps dafay nekk ci moom te ba tey mënuñu xam exactement lan moo ko faat d'après thèse yi ñu joxe ak famille yi muy joxe mu nekk yoo xamante ne tout le temps dafay indi ay problème te ba tey duñ ci am lu ñu leer njabootam duñ ci am du ci am loo xamante ne moo leen leer et tooy na waar daal bu ñu demee ci dëkk boo xamante ne yow da ngay dem ba fa nga waroon nekkee en sécurité doo fa nekk en sécurité. ñemewoo wax là on doit voilà waratoo wax wala ñemewoo wax on doit se poser des questions ci yu bari say mbokk yi vraiment nga nekkal dañ lay araftu attention am na foo xam ne bu fa dem ndànk dalal fii parce que lii bu la ci fekkee mais loolu nag c'est extrêmement grave parce que loolu dafa dem ba dafa toucher sax maanaam liberté wu nit ki liberté d'expression am sax daf koo toucher mais loolu Nabou vraiment ñun on aspire à un Sénégal boo xamante ne ni dañuy am sañ-sañu wax li nga xamante ne mooy sunu yëg-yëg sunu yëg-yëg nag ñun mën na bañ a dëppoo ak yëg-yëgu keneen mais sa yëg-yëgu bopp la maanaam sa xalaatu bopp la sa liberté wu bopp la nga joxe li nga xamante ne moom mooy sa gis-gis ak sa avis ci ab doxalin te nag xam nga réew mi bu ñëpp noppee mais problème bi du réglé il faut mu am ñoo xamante ne ñoom ñooy ñemee wax am ñu xam ne dañuy ñemee porter le combat am ay politique yoo xamante ne maanaam dañoo engagé wu jusqu'au bout te loolu moo tax askan wi gën leen a wóolu ci seen doxalin parce que dëgg-dëgg gëm naa ne man ku dul jàmbaar ci réew mi doo avancé dafa am sama benn connaissance boo xamante ni dafa ma doon expliquer bi mu génnee prison mu ne dafa am xale bu mu fa fekk